def di ko xeeb moromam tedd na ci buur yàlla ni mel donc man leçon bi may gën a retenir ci Lions yi mooy loolu. rafetlu également mbokk soldats yi nga xam ay sénégalais lañu ñu jàppoon leen fële ñu nekk Gambie ak MFDC yàlla def na ñu libéré leen ñu di ko rafetlu mais bëggit ñu bañ a yem ci loolu ndax man bokk naa ci ñi gëm ni defe naa ne Bassirou mi xam na dara ci li may wax gëm naa ni jàmm définitive diggante MFDC ak le gouvernement du Sénégal sorewul li ci des mooy waxtaan boo nga xam ni war nañ ko mën eggale te ku mel ni man xamu ci dara wala lam ci xamoon daaw parce que situation day évoluer am na ñoo nga xam ne dossier boobu peut-être daaw ak daaw jéeg xamoon nañ ci lu bari mais xëy na fi ñu toog di wax tey mën naa ci xam lu ñu ci xamul donc nit day nangu ni situation day évoluer kenn ku nekk nag boo xamul fa situation bu toll nga toog bàyyi ñi ci war a wax ñu wax ci jàmm mën a am ci réew mi. ñu gis également suñu mbokk yoo nga xam ne dañu taxawal benn mouvement bu ñu wax ànd sàmm jikko ji nekk ci ay manifestation mu indi coow du jëm ci affaire xeex ngóor jigéen la ñu wax mais ñun li ñu jàpp mooy ci diggante boobu réeroo amu ci de ñàkk waxtaan moo ci am ndax jàpp naa ne ba ñu jëlee seen këyit jébbal ko ay député yi ñëw indi ko assemblée ni dañu bëgg ñu yokk def góor jigéen crime maanaam comme ku rey nit ba ñu ko defee bu ñu indi woon dossier bi assemblée ñu waxtaane ko d'abord li ci ëpp solo du sax ñoom ñi ko indi mais sénégalais yi déglu sénégalais yi seetaan bu boobaa danañ xam ni moo ne loolu ñuy wax ne dañ ko criminaliser day daanaka am na ba noppi ndax boo duggee ci code pénal da ngay gis ni góor jigéen loi bi mi ngi ko tëj juróomi at ba fukki at ñu gis ni lu mel ni drogue criminaliser nañ ko depuis la loi Latif Guèye mais ndax biñ ko criminaliser ak léegi wàññiku na wala yokk na loolu aussi borom xam-xam ñoo ci war a def étude ñu gis ne drogue boobu 10 ans ba 20 ans la viol 10 ans ba 20 ans la mais est-ce que bañ ko criminaliser ak léegi wàññiku na wala yokku na te man problème bi may am ak yenn dossiers yi par exemple bu ñuy wax par exemple peine de mort may wax ni dama ànduma ci peine de mort c'est pas parce que nit bu jàppee ni rey ko waruñu ko rey sama problème du loolu sama problème mooy nit ay àtte nit te nit matul nit dafay juum matul 1 an pour juste benn exemple parce que exemple yi bëri na am na benn américain bu ñu tëj fanweeri at ak juróom jot na ko tëdd ñu soog a gis ni kañ ko ne woon yaa ko rey du moom yaayam dong la waa ji wax ni sama yaay dong moo mës a gëm ni liñ ma tuumaal defuma ko waa kooku bu tey fekkoon ñu rey ko ñu gis ne lañ da ko tuumaal doom nu ñu def voilà le problème te juge bi àtte nit dong la du leneen juge bi àtte fekkiwul ba ëf mbir mi di xew dañu naan diw xew na nangam xew na ci bërëb sàngam mu egg ci police mbaa gendarmerie ñooñu def seen enquête man gis naa yàlla seede benn waay boo nga xam dama ko fekkee prison man sama bopp dama doon jooy parce que lañ ko tuumaal defu ko mais la ko dugal moo ko def moo ko wax question réponse nangam mu ni waaw te defu ko mais milieu police surtout boo fa duggee gaa yi wër la dañ la fay indi 8 heures du matin bàyyi la fa ngay toog ba 6 heures ñu soog a commencé di la entendre bu la yàlla mayul sago mën nga wax mbaa nga def loo nga xam ni nag mu loo xam sax xëy na defuloo ko donc pour dellu si ci question bi jàpp naa ni li gënoon a jaadu te weesul mooy ñiy wax ni ànd sàmm jikko yi kilifa yi dañu war a toog ak ñoom luy seen problème ñu ni lii ak lii mais ku nekk gis na position yi waxuma sax la nekk ci code pénal bi 5 à 10 ans de prison loolu waxuma ko mais position yi président la bi jël ci loolu ku nekk gis na ko kon jàpp naa ni mbir la moo nga xam ni presque sénégalais yëpp ñoo ci bokk position même ña koy def même ña nga xam ne yàlla nattoo na leen ñuy def loolu sax jàpp naa ni ñu ci gën a bari gën a lu leen ak am na ci ñoo nga xam ni xëy na sax buñ ci mënee génn ci kon ñëpp ci bokk position
mais comme ñëpp ñu bokk position nañ toog waxtaan ci lan mooy empêcher lan moo tax ba ñi nga xam ne ñooy bëgg loolu ak yore réew mi mënuñu toog ci benn taabal lu ngeen bëgg lii ñun de lii ak lii am na ñun ko defee nii ak nii lañ ko defee parce que loo nga xam ne déjà code pénal nee na ku ko def ñu tëj la juróomi at ba fukki at man wóor na ma ni sénégalais yu bëree yu ciy wax xamuñu ne loolu la code pénal bi tëral xamuñu ko de dañu defee ni lu ñu libéré la ñoom ñiy wër di défendre aussi nañu leen respecter parce que il faut ñu bàyyi saa bu nit waxee ñu ni diwa ko yabal saa bu nit waxee ñu ni day politique saa bu nit waxee ñu ni diw la faral moo tax te nit ñi dañu am seen i ngëm-ngëm dañu am seen conviction dañu am seen bëgg-bëgg dañu am seen gis-gis ci réew mi président de la république ëppale wu la gis-gis ci réew mi président gënu la bëgg réew mi député bi gënu la ko bëgg ministre bi gënu la ko bëgg donc nañoo xam ni réew mi ñoo ko bokk lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee. te ba ñuy dem élection yi yéen tamit presse bi dama leen koy wax dee leen ñu ko fàttali ni ngeen di defee vaar ni ngeen ñuy vaaree ñun dee leen waar waa côté bële ñoom Lambouk ma daawut dee leen waar parce que ñoom ñoo fi taxaw ni dañuy dem élection yii nii mooy premier tour élection présidentielle waaw du fekkee ngeen ko dem nañ premier tour quand Macky Sall am na tey moom ak xaritam 58,% kon bu doon élection présidentielle sànni nañ kaawaas gi bu doon élection député ñoo ngi plus de 130 députés sur les 160 moo tax d'ailleurs may ñaawlu bu baax a baax bi ay sénégalais toogee di wax naan vote intelligent maanaam vote ñi am xel opposition la ñu woteel dof yi c'est ça aussi dof yi majorité bi la ñu woteel ñii ni qualité ñi am qualité nee nañu maanaam gentleman yeeg voilà ñooñu dañu woteel opposition ñun ñu woteel majorité daal ñun ay paax ndoox lañu. C'est extrêmement grave loolu tey bu ko Éric Zemmour waxoon en France parce que c'est un raciste lañ koy taxé bu ko Marine Le Pen waxoon tey nga gis presse bi yëpp titré ko attaqué ko mais c'est des sénégalais bon teint ñoo toog jàkkaarloog seen ay moroomu sénégalais ñu leen yéen amu leen xel ay dof ngeen ñii woteel fii ñoo am xel ñii woteel fee ay dof lañu donc ñoom dof yi sax seen i baay ak seen i maam ak seen nijaay ngi ci dof yooyu leen jur ba tey ñu mën a tax di tax sénégalais ay dof ñooñu amul qualité ñoo leen jur ñoo leen jàngal ñoo ñaq di bay di napp di def leneen liggéey joxe seen impôt ñu jàngal leen ci ba tey ñu mën a taxaw saaga leen ni leen ay dof ngeen amul leen xel du ngeen ay nit parce que woteel ngeen la majorité présidentielle. Il faut que ñooñu respecter sénégalais yi excuser wu sénégalais yi te kàddu yi mel ni bañatuy jib parce que luy taal am réew la il faut qu'ils arrêtent nit nag du lu mu xam wax ko parce que olof yi nee nañu fu jàmm yenn rek ni dafa xam lu mu waxul waaye koo jàkkaarloo ni ko nangam rek mën na jàkkaarloo wax la lu fukkam mais yarewuñ ñu noonu bindoowuñu noonu gëmuñu ni réew mi noonu lay doxee parce que réewum Sénégal mii diine dafa ñëw lenn rek la ñu yokkal julli leneen lu mu mënti doon diine def ci fokk ak ñoom jom diine fi la ko fekkee ñun ngor fi la ko diine fekkee ñun bul tooñ fi la ko diine fekk bul sàcc fi la ko diine fekk bul dugg ci fu jàmm fi la ko diine fekk nangu liggéey fi la ko diine fekk donc ñun xam nañu ban réew la ñu nekk xam nañu ñan la ñuy waxal dans ce pays là donc il faut que les gens arrêtent de tenir un tel discours